ak ñi fi teew yépp di nuyu waa presse bi nga xamane lépp lu ñu bëgg ñu ñu ci jàppale ba ñu am ni ñu ko bëggee kon ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen xamal ne li ñu tax a taxaw fii mooy li ñuy dëgmal si muy oote député yi ñi bëgg loo xam ne suñu ko mënee président Macky Sall bàyyi ñu xel si ne leader Socé Diop Dione bu ko defee dina yomb ci ñun yomb ci moom li tax ma wax loolu mooy 2017 Macky Sall dafa jël Socé Diop jox ko pour mu taxawal ko fii ci député bi pour mu am ko ni mu ko bëggee population bi yëpp ànd ceeg Socé wooteel ko mu gagné 100% wala bu dee amul 100% it am na 80%. 2019 mu delloo ko joxaat député bi mu gagné ko 80 et quelques %. mu gagné ko ni mu ko bëggee woon mu ne ko toogal ma jox ko keneen yow nga liggéeyal ma mais loolu ku la ko defal defe naa ne war nga ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. dañoo bëggoon président Macky Sall nga bàyyi ñu xel Socé Diop Dione la Lion de Bambou parce que sa ndam rek la bëgg te ñun ñi topp Socé it sa ndam rek lañ bëgg moo taxoon ñu bëgg nga jiitalal ni Socé Diop góor boo ko mën a àndalee dañ gagné département bi ci lu yomb. président Macky Sall man Babou Sall di responsable politique APR di sa mbokk bëgg sa jàmm bëgg sa yokkute man maa xalaat bii bëggoon nga jàppale ñi tegal ni Socé Diop Dione fii ci département bi pour mu gagner la député yi ni nga ko bëggee te soo ko defee doo ko rëcc soo ko defee doo ko rëcc te nit ñi itam danañ am jàmm duñ sonn ci pour noo jotee député yi ni nga ko bëggee moo tax ñu bëggoon nga bàyyi ñu xel Socé Diop Dione kon wax naa la lu leer parce que jox naa la ne la ñaari député yi passé yëpp moo ko gagné nga dellu ko joxaat départemental bi di nekk 9 communes mu gagné communes yi yëpp amut benn bureau de vote pour Socé Diop gagné amut kon Socé Diop Macky Sall président Macky Sall war nga ñu bàyyi xel Socé bu baax a baax xam nañ ne sax yaa ngi koy bàyyi xel waaye nga gën koo bàyyi xel la ñu bëgg ci yow dañoo bëgg nga gën koo bàyyi xel bu baax a baax soo ko bàyyi xel rek bàyyi nga xel ñun ñu nekk ci gannaawam Macky Sall jàppale ñi jàppale sa bopp nga tegal ñi Socé Diop Dione ci député bii mu gagné la député bi ci lu yomba yomb man de xam naa ne Socé Diop ku bëgg sa ndam la man mii di ànd ak moom di politique xam naa ne ku bëgg sa ndam la kon Macky Sall jàppal ñi Socé Diop jàppal ñi Socé Diop kon lii rek laa amoon li may wax. sant ñi fi nekk ñëpp di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di jox kenn ku ni wàccuwaay di wax ne rassemblement bi jàmm rek moo ko commencé jàmm rek moo ko waral ndax dañuy wax ak suñu son excellence Macky Sall le président de la République tey moom la ñuy adressé parole bii ñu def témoin de presse bii nii te lépp lu ko waral rek mooy ñeme fi ñu jëm ñeme fi ñu àndal muy la Lion du Bambou di gaynde biir gaynde ci àll nag moom jarul laajte lenn son le président war na xam ne kii gaynde la ndax da koo jiital ci 2017 bi mu gañee ko député bi gañe bu rafet loolu amul nag table fii ci Koungheul ñu ñëw 2019 ñëpp naan Macky dina toog wala du toog deuxième mandat la Lion du Bambou moo ko battre record bi fii ci département bu Koungheul bi ba nga xam ne falaat nañ suñu président deuxième mandat. Exactement président de la République son excellence Macky Sall moom laa koy lancé ndaxte fii si département Koungheul bi Socé Diop Dione la Lion dafa liggéey Socé Diop quitté na si agence bi 2020 ba 2022 keroog bu mu dugg si biir Koungheul département bi yëpp a fàq te loolu jafe na si leader bu quitté postam nit ñi dañ lay bàyyi te Socé Diop dafa quitté postam 2 ans. te mu ngi maintenir ay liam yu ay éléments am loolu jafe na de 1 de 2 Socé Diop mu ngi si région bi yëpp boo gisee ma ne mu ngi si région bi Socé Diop mu ngi département Nganda Socé Diop mu ngi département de Malem ndax boo gisee mu ngi département Nganda dañ fee lakkale woon Socé Diop yóbbu fa ay camion matelas
bàyyiwul kenn boo gisee ma ne mu ngi Malem tam la même chose Socé Diop mu ngi nekk si yaan si ziar bi Socé Diop mu ngi fépp macha allah kon dama bëgg ma ñëwaat nag si parrainage bi Socé Diop parrainé na 3000 femmes ñun ñii ñoo fa nekkoon di bind si weeru koor yi dañoo bind dama bëgg son excellence mu déglu mu xool réseaux sociaux yi bañ a déglu doomu aadama yi na xool réseaux sociaux yi moom si boppam na ko xool man maa Fatou Dramé may wax ak moom son excellence weeru koor yi dañoo bind ba xamuñ sax lu ñu woor ndaxte chaque jour li ñuy indi si carte d'identité Socé lañ bëgg a parrainer ndax dañoo bëgg Macky Sall investir ko si élection yi kenn xamul nu toll dañuy xëy di bind suba ba ngoon jot te duñ matal maa ngi nii maa ngi yore carte d'identité sama pochette baa nga nee 50 pièces carte d'identité mu ngi fa yoo xam ne war leen koo dugal te affaire bi léegi mu jeex kon kooku dañ ko war a investir ndax moom la département Socé Diop Dione dem leen 2017 damaa bëgg ngeen may ma ndax wax ji dama bëgg mu leer damay jàkkaarloo Macky Sall 2017 Socé Diop da koo kiyal fi département bi da koo gagné 100% ñu dem élection 2019 présidentielle Socé Diop gagné ko fii leer na ñëpp mooy présidentielle yi 2019 ñu ne deetal waaye ñu ñëw 2022 Socé Diop rafale département bi à 100%. foo dox si marché bi may leen ma tuuti foo dox si marché bi dañ naan neen investir Socé kon Macky Sall na xool ba tamit mu xool lii si réseaux sociaux yi gis madame Dione xam ne madame Dione da koy liggéeyal fii si département bi dama koy alerter nag la ka daloon 2014 laay bañ mu ñëwaat. 2013. loolu laay bañ mu ñëwaat 2013 boobu laay bañ mu ñëwaat te bu deful attention dina ko dal de ndax bu teewul madame Dione bu ko investir mbala oowul madame Dione li ko daloon dina ko dal que ça soit clair ndax madame Dione moomul nit ñi de nit ñi dañoo àndal. élection yu passé dama fi taxawoon ne ko madame Dione bul inquiété wu amoo sax adversaire élection yi montré na ko. élection yi victorieuse ak anam bi mu waree. donc kon ñun jeunesse Koungheul ñun amuñ naataame ci suñu leader xam ne sans lui Koungheul du dem elle est la seule leader yi bëri neen fi mais lim fi def amul ku ko fi def. la preuve en est que depuis 2017 élection yu fi taxaw moom moo koy raflé. donc kon ñun lu ñuy lancer son excellence monsieur Macky Sall moom mooy mu investir ko ndaxte amuñ beneen leader bu dul moom keneen ku mu fi teg du dem ñun jeunesse bi biñ demee ba gis ne Koungheul du dem sans Socé Diop dañoo ñëw ànd ak moom fas yéene ko jàppale ci combat bu mu mëntu mëne donc on lance un appel solennel à monsieur Macky Sall qu'il investir son excellence madame Socé Diop Dione aux élections législatives donc ñun foofu leen koy xaaree. Amina Maodo Badarabe an monsieur Macky Sall président de la république mbiɗen ma calmina minen Koungheul naaɓe mbiɗen ma juuro mbiɗen jiɗine kadi ne ya darnan min madame Socé Diop Dione de Lion de Bambouk o jaggane mbiɗen sono min mbawa yaade yeeso par ce que ko ɗum nawrata Koungheul yeeso ko ɗum kadi nawrata département yeeso te an Macky Sall ne kadi sa yiɗi nande wiiw député e so weeli Allah sa dari ɗo Socé Diop Dione a dañata hen hay hunde wotere nde nimsata gacco makke noon haala ka heewi e on jarama yallah yo Allah okke ko jiɗɗen ko merci. may kàddu di waxtaan ak son excellence monsieur le président de la république monsieur Macky Sall wax ji yëpp nag presque ñu fi jaar ni wax nañ ko benn objectif la ñu am mooy waxtaan ak yow nga xam ne comme ni ko xale yi waxee rek on ne change pas une équipe qui gagne te Socé Diop c'est une gagnante comme nag yàlla dogal na loolu ci jëmmam te liggéeykat la nekk na fii nii di liggéey presque ñun femme département bu Koungheul wax dëgg yàlla ñun moom lañ bëgg nga investiral ñu ko suñu sañoon danga ñu ko fi tegal parce que bëgg nañ nga gagné législative yi ci département de Koungheul bi kon nag dañ lay ñaan nga bàyyi ko xel bu baax te xam ne nii moom héros la. département bu Koungheul
dëkk ci commune Fass Cekkeen ci élection yi ñu génn ma demee woon liste defar sa gox nekkoon tête de liste proportionnelle ñu am 40% am 10 conseil municipal man mi ma nekk conseil municipal commune Fass Cekkeen di alerter waat laay wax son excellence monsieur le président de la république ak membre du gouvernement parce que nag président lépp xamu ko mais am na loo xamante ni ci membre de gouvernement bi lay jaaree rawatina responsable yi nekk fii ñun boo gisee ñu nekk ndaw demee woon sunu moyen wax naa ko ci plateau yu bari parce que dañoo jëloon sunu engagement gëm département bu Koungheul gëm sunu commune jël sunuy moyen bopp demee ko campagne am 40% sunu commune kon bu ñu neexoon ñu taxaw ne député bi kenn gënuñu ci yeey parce que nag Benno Bokk Yaakaar toujours damay wax ne bu ñuy lim seen li ñu am dañ ci boole liste parallèle te liste parallèle sunuy moyen bopp la ñu demee woon kon yaakaar boobu ñu am si ñun ak ànd boobu ñu àndoon ak ñun moo tax ñu am sañ-sañu taxaw di alerter président de la république ci li nga xamante ni ci échéance bi ñu jëm muy élection yi ñu jëm nga xam ne dafa nekk élection yu xam ne maanaam ñi taxaw fii sax xamuñ enjeu bi ci nekk parce que ku gis coalition yi jot a juddu ak ñi war a dem assemblée nationale dañ fa soxla intellectuel bu xamante ni am nga majorité bu xamante ni lépp lu ñu teg di ko mën a défendre ngir intérêt réew mi ngir intérêt président ngir intérêt département bu Koungheul parce que loolu moo ñu may ñun nee naa tey ñu yegg fi ñu yegg ci gëm département bu Koungheul moo tax ñu am lu ñu am ba toog fi ñu toog tey kon duñ ko caaxaane moo tax ñuy wax président de la république ki nga xamante ni mooy gagnant bi muy madame Socé Diop Dione la Lionne comme ni ko ñëpp di waxee ki nga xamante ni su ma koy wax damay am fierté ci contentement bu wér ci ngir département bu Koungheul ndax dafa yombul ci responsable bu perte sa poste pendant 2 ans nga ñëw ñu investir la nga gagné parce que firnde bi mooy lan ñaata directeur général yu yor ay milliards ñaata poste ministre yi ñoo perte seen élection yi ñu génn nga investir ku xamante ni toog ne ñaari at nekk citoyen simple amul benn poste nomination nga jox ko département bu Koungheul ak ni mu difficile gars yi di def ay réunion ci guddi gi ngir ëlbati carte gi nee naa toujours bës bi rek président fi mu war a jàngatee rek mooy bu ñu taxawee ne madame Socé Diop Dione moo tax Benno perte commune bi taxaw ne madame Socé Diop Dione moo gagné bureau de vote yi nekk ci département bu Koungheul yépp ci département bi kon ça veut dire que am na majorité parce que ñu ngi koy utal bës fi mën a gagné ba pare am kum tekkatal ba doo gagné yaakaar naa ne buñ ko koy jiiñ loolu ndam la fierté la du gàcce kon dañ ci war a fier ànd ak son excellence pour que ne élection yi ñu jëm ñu am majorité bu am solo assemblée nationale du majorité rek lañ soxla dañoo soxla majorité qualifiée bu xamante ni dañuy perte Dakar jàpp nañ ko ci xalaat niñ ko pertee ci législative dañ ko ci élection locale yi perte Ziguinchor perte Thiès suñ jusee ñëpp jug taxaw ne madame Socé Diop Dione tey jàpp naa ne bu doon ne jànq bu ñuy ngoro la ñu jàpp ne candidat lañ yëpp moom la ñuy yóbbul goro ndax jàpp nañ ne moom moo mën a gañ parce que képp ku xam ne déposé nga sa candidat ci 20 candidats yi déposé barki démb boo tëddee guddi wéet jot naa ay coup de téléphone yu bari parce que man ku ma xam-xam ne du ma sos damay wax dëgg moo tax boo waxee ñu ne gëmul dara mais sant yàlla parce que nag qulil haqqa walaw kaana murran parce que damay wax ne yàlla sunu borom moo wax ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati parce que nit ku ne sàmm nga ca la nga nekk kon lii may def politique bi yàlla ak ma ci xaar ëllëg ma am ci benn rencontre ak moom mu ne ma bi ngay politique ndax yaa ngi ci doon wax dëgg yaa ngi ci doon sóor askan wi moo tax ci élection yi bi ñu taxawee ne ma da ngay topp Alaaji Mohamed Dieng ma ne leen dàqaleen ma wala ma démissionné mais ba may def politique askanu Fass Cekkeen ak département bu Koungheul moo taxoon ma di ko def du sama poste du sama moyen ndax salaire neex na lool toog ci bureau climatisé di ànd ak ministre Abdoulaye Seydou Sow neex na waaye askanu Koungheul ak département bu Koungheul moom ko gënal loolu laay indiwaat fii ci li nga xam ne mooy investisseurs yi ñu nekk muy que ne président de la république ak son gouvernement affaire bi du affaire de lobby du affaire de yaama neex du affaire de jaay taar affaire de intellectuel la ak gagnant damay wax toujours ne ku toog sa kër ñu indil la yàq nga añ ba suur jàpp ne moo dàq li sa jabar di togg boo légee bu yàq bi ñëwul di nga toog di jooy te ki fi nekkoon bu mu fàtte ne dañ ko yàkkaloon dañoo togg ba mu neex ñu indil ko mais jàpp na ne moom
fàtte ne dañ koy joxoon ab yàq ba tey moo tax am na problème ak ñi nga xam ne ñoo koy lobil may wax tous les membres du gouvernement ak son ministre ak seen directeur affaire bi du affaire u région du affaire du national affaire de départemental la ngir intérêt président de la République ak intérêt réew mi mooy que ne réalité yi nekk ci département bu Koungheul réalité yi nekk ci commune Koungheul mooy que ne ñu investir madame Socé Diop Dione mu nekk tête de liste gagnel ñu combat bi ndax discipline ndax yaram ndax bëgg Macky Sall parce que nee na bëggul lenn loo xam ne day xajamal Benno Bokk Yaakaar ci waxtu yi ñu toll te xam nañ ne waxtu yi ñu toll waxtu wu sensible la lu tax mu sensible parce que dañoo dëgmal ay élections yoo xamante ni ay député lañ war a fal te député yooyu ñooy permettre son excellence président Macky Sall mu gouverner ce pays dans la paix. Donc il lui faut une majorité au sein de l'Assemblée nationale loolu moo tax population Koungheul kenn nattable wut fii ne fii Socé Diop Dione moo ko moom lan moo koy firndeel en 2013 Benno Bokk Yaakaar dafa perte élection yi législative yi fii mu jóg ne lii lu ma naqari la dootut fi am incha allah tant que sama bakkan bi maa ngi ko yore mu jóg en 2017 gagneel ko n'est-ce pas avec une victoire éclatante au niveau du département. mu ñëw en 2019 si élection présidentielle yi mu defaat la même chose mu gagneel ko mu ñëwaat encore ci élection locale yi passé yi nga xam ne élection locale yu métti la woon ndax dañ koo xeex ci gauche ak ci droite ci kaw ak ci suuf mais moom c'est une battante comme on l'a dit c'est la lionne du Bamb loolu moo tax mu gagné élection département yi passé donc ñu ko ci gërëm di ko ci sant di lancer appel à son excellence monsieur le président Macky Sall di ko xamal ne su investiree Socé Diop Dione dana gagné bu yomb département Koungheul loolu moo tax ñu bëggoon mu associer ñu ko bu baax bàyyi ñu ko xel comme ni ma jiitu waxee parce que ni ko suñu père Babou Sall waxee dafa am solo ndax koo xamante ni yow lay xëyal yow lay guddil yow lay bëccëgal kooku wax dëgg yàlla da nga ko war a dooleel da nga ko war a bàyyi su ko investirul risque yi mooy on risque de perdre ces élections maanaam soo moytuwul opposition bi dana jël élection législative yi fii si Koungheul loolu moo tax ñun militant Socé Diop Dione ñun bëgguñoo perte département bi parce que dañoo bëgg am député yoo xam ne dañuy ànd ak Macky Sall di gouverner ce pays dans la quiétude merci. Merci beaucoup.